cadeau de fin d'année 2019 de Youssou Ndour sur la TFM. Youssou Ndour comme on ne l'a encore jamais vu au Sénégal. Plateau de télé ou concert spécial, c'est la nouvelle innovation du roi et c'est le grand show. Un événement rien que pour vous, abrité par notre prestigieux musée des civilisations noires de Dakar. Le grand show, c'est Youssou Ndour et le Super Étoile sur la TFM, samedi 30 novembre à 22h en première partie. Deuxième partie, samedi 7 décembre, même heure. C'est le grand show sur TFM. Bonsoir ñu am mbégte taxaw fii tey ci Info Soir nag am gan ci première partie bi comme ni ñu koy defee ñu war ci dalal docteur Hayat Sindi di conseillère principale en sciences technologie et innovation bu président de la BID Banque islamique de développement ñu am nag yu bari yoo xam ne war nañ ko waxtaanee ndax ay xew-xew la yu war a am fii ci Ndakaaru dinañ ci waxtaan ak moom ci kanam tuuti ñu ngi lay nuyu docteur Hayat. Welcome. Thank you. I'm happy to be here. di dal it nga xamante ne tey jii moom moo nar a nekk suñu interprète ndax docteur Hayat anglais la nar a wax ma koy laaj nag wolof ak interprète bi nga xamante ne mooy Serigne Diagne maa ngi lay nuyu Serigne Diagne. maa ngi lay fay. dinañ ñëwaat ci deuxième partie bi kon di waxtaanee wàllu feebar boobu ñuy wax Sida ndax xam ngeen ni journée mondiale de lutte contre le Sida gannaaw ëllëg la ci dimanche bi dinañ ci dalal ci kanam tuuti kon deuxième partie bi lay doon docteur Safietou Thiam nekk secrétaire exécutif bu CNLS ci kanam tuuti lay doon ñu door kon waxtaan wi xanaa rek Serigne Diagne nga laajal ñu suñu gan gu màgg gi di docteur Hayat Sindi ndax nag gannaaw Cambridge en 2018 amaloon fa waxtaan bu mag ñu koy wax maanaam les transformeuses sunnites ñaareelu édition bi nag ñu jël Dakar parce que fas yéene ko fi indi au mois de décembre laataa ñuy ñëw nag si solos Ndakaaru dañu bëggoon nga laaj ko ana lan mooy transformeuses sunnites ñu explique ko téléspectateurs yi. Dr. Hayat, good evening and welcome. We have just introduced you as the Senior Advisor on Science, Technology and Innovation to the IDB President. You are here preparing for the Dakar Transformers Summit, which is the second edition. Before we get to that, there was the first edition held in Cambridge, UK. We would like you to tell us what the summit is all about. Great, thank you. I'm very happy to be here. The summit is all about, we set up a fund within the ISDB called Transform Fund. Is $500 million, and the main purpose of this fund, how we can support the youth and entrepreneurs and innovators in the developing world to come with their own ideas to help their own society. And so for the Transformer Summit, we celebrate the winners. We have a big summit. We invite all the stakeholders, venture capitals, researchers, governments, NGOs, to come and celebrate with us and see how we can innovation and how we can science address our challenges. And last year in Cambridge, we did about smart cities, how we can address the challenges for our environment. And from that summit, His Excellency Macky Sall, the President of Senegal, met with His Excellency Dr. Bandar Hajjad, the President of Islamic Development Bank, and he's very much passionate about science and innovation, and he invited us to come here to have the second summit about smart cities in Senegal, in Dakar. maa ngi lay fay ci nuyoo bi di la gërëm ci teertu bi ngeen ñu tertu di wax ni li ñu fi indi mooy li ñuy wax Transformers Summit ci anglais mooy maanaam kuréel la goo xam si dañuy daje di ay ñoo xam ne si dañuy xeltu ci mbiru nu ñuy soppee jamono ba mu gën a ñoŋ boo seetloo nag bii ñu nar a def Ndakaaru moo nar a nekk ñaareel bi yoon bu njëkk bi ñu ngi ko defoon dëkk bi ñuy wax Cambridge di nekk ca Angleterre. ñun maa ngi taxaw toogal fii Banque islamique de développement mooy banque bi nga xam ne si dafay jéem a jëmale kanam koom-koomu réewu jullit yi dañoo def lu ñuy wax Transformers Fund mooy gafaka goo xam ne si dañ ciy def loo xam si dafa war a soppi dundinu nit ñi ba mu gën a jëm kanam ñu defoon ci loo xam ne si buñ ko xayma mu ngi toll ci $500 million ci xaalisu Amérique ñu koy wax dollar
loolu bañ ko tegee dañ ko def ngir jàppale ndaw ñi jéem a xool nañ leen di taxawe ba ñu mën a am liggéey boole ci di joxe liggéey du toog rek di liggéey waaye di am sa këru liggéeyukaay nga xam ne si da nga mën a def li ñuy wax entrepreneuriat boo gisee ñu def daje bi tamit dañoo bëgg ñi nga xam ne si jàmbaar lañ ñu bàkk leen ba nga xam si dana am ñeneen ñu mën a topp si ñoom loolu la ñuy wax winner ci anglais ay gagnant boo xoolee tamit dañoo bëggoon bu ñu ko defee ñu yaatal ko ba nga xam si képp koo xam si da ngay yëngu ci mbiru koom-koom nga mën a ñëw wax ci sa xalaat kon yamul ci nguur yi rek nguur yi danañ fa toog am na ñu fay toogal gouvernement yi am na li ñuy wax NGO moo xam si mbootaay yoo xam si saxuñu ci gouvernement dañoo nekk seen mbootaay yi bopp bu ko defee ñu jéem a xool jafe-jafe yi nga xam si moom lañ jànkonteel ñu jéem a seet nu ñu ci génne ba koom-koom yi mën a jëm kanam daaw ba ñu dajee ci Angleterre Cambridge ñu ngi amoon li ñuy wax smart city mooy dëkk yoo xam ne si dëkkin wañ fay nekkee ak lañ fay dunde xel moo koy lal ak xeltu ndax boo seetloo jamono ji fi mu ne nii dañu am jafe-jafe ci biiru li ñuy wax environnement mooy dundin wi ak dëkkuwaay yi loolu tamit dañ ciy jéem daaw nag bi ñu dajee njiitu Sénégal Macky Sall dafa taseeg suñu njiitu banque daal di rafetlu suñu xalaat daal ni ñu bëggoon naa bu déwénee ngay ñëw defe ko Ndakaaru loolu moo ñu indi Ndakaaru ren ndax moom moo ñu fi parier. est-ce que loolu rek moo tax ñu ñëw Ndakaaru wala am na leneen lu tax tey ngeen tànn Dakar pour deuxième édition bi. Are you just coming to Dakar for the second edition because you were invited by the President of Senegal, or is there any other reason behind your choosing Dakar? Of course, this is the first ever African country to host such an amazing event. And Senegal has an amazing relationship with the Islamic Development Bank. Through all the years, the Islamic Development Bank invested more than $3.3 billion in infrastructure of Senegal. I came last year and I met with the young entrepreneurs and innovators, and we saw so much talent and so much potential. And Senegal could be a leader for the whole Africa in terms of innovation and science. And the whole event is designed how we can address the challenges Senegalese face. For example, mobility, for example, environment, health, education, and how we can bring the minds and the local come with their ideas, innovation to help their own environment. So, of course, the leadership commitment is great, and also Senegal as a country with their what potential it has is such an amazing place for us to be here. And this is my, I think, 5th time I've been here in Senegal. waaw li ma bëggoon a wax mooy Sénégal mooy réew mi njëkk ci Afrique bi ñu nar a amal ndaje mi ñuy amal ay bis gi ñu jublu te Sénégal boo gisee ñu tànn ko mooy Sénégal ak suñu banque ñun dañoo yàgg lëkkaloo yàgg am diggante bu ratax looloo ñu fi indi te boo seetloo suñu banque bi ba mu tàmbalee di yëngu ci Sénégal ba léegi def na fi ci ay koppar loo xam ne buñ ko xayma mu ngi toll ci ñetti milliards ak ñetti téeméeri millions ci xaalisu Amérique ñu koy wax dollar kon xam nga ni loolu lu takku la te loolu bu ñu ko indee xaalis boobu ñu ngi ko def ci maanaam lu ñuy wax infrastructure maanaam ay pont ay tëli ak yoo xam ne si day tax koom-koom bi jëm kanam man ñëw naa fi daaw te bi ma fi ñëwee gis naa fi lu ma yéem dama fay gis ay ndaw yoo xam ne si dañoo am xarala am xam-xam am pas-pas loolu moo tax ñu bëgg Sénégal wane yoon wi ndax Sénégal bu ko yeneen réewi Afrique yi toppee defe naa ni yoon wi ñu jëm yoon wu baax lay doon te boo gisee ñi ngi def jànkonteeg ay jafe-jafe yu bari boo xoolee li ñuy wax mobilité ci français maanaam dem beeg dikk bi jafe na ñu ngi seet nuñ ko saafara mbiru feebar faju yombul ñu ngi seet nuñ ko saafara mbiru jaww ji dëkkuwaay yi ñu ngi seet nuñ ko saafara yooyu yëpp mooy li ñu fi dajale te yaakaar nañ ni Sénégal pas-pas bi mu wone ak jiitu gi mu jiitu di wone yoon wi tax loolu rek war naa tax ñu mën a ñëw def ndaje mi ci Sénégal man lii du sama njëkk a ñëw Sénégal bi mooy sama juróom-meeri yoon ma fi ñëw. kon xam naa dëkk bi la fexe. wante dañoo gis ne ci waxtaan wi dafa mel dafa am sélection parce que da ngeen wax ni c'est le rendez-vous des innovateurs et des leaders du monde est-ce que ñi ñuy liggéeyal dañ koy tànn. The way you presented the summit as the rendezvous of innovators and leaders sounds a bit selective. Are you really
picking and choosing who you work with, who you partner with? Great question. With the Transform Fund, we are very transparent. We go through very rigorous selection method. We have about more than 5,000 interests, and then they go through 50 viewers, different specialists from around the world, so independent. So we don't even interfere with the selection, and they go for the scientific board when they select the quality, and also the innovation can have impact on society and impact on the culture and also in country, and how that type of innovation can be transferred from one country to another. So in terms of selection, is very transparent, it's very rigorous, and we look for also the true entrepreneurs. And at the same time, this is a fund, we don't leave anybody behind. So we sponsor ideas from early stage. We sponsor idea scaling up, and we sponsor idea for commercialization and capacity building. So all level of innovation we sponsor. And why are we doing this? Because since Dr. Bandar Hajjar took over, he realized that he needs to have a new business model where he can empower youth and the nation, because we are developed bank through innovation, through partnership, through Islamic finance, because we're an Islamic bank, through the whole value chain. And we put the heart of that science, innovation, and technology, because we believe every single human being should live in prosperity and dignity. Serigne. laaj bi nga ma laaj bu am solo la suñu koppar yooyu ma la waxoon ne la dañ koo teg ngir jagaleel ko ñi nga xam ne si dañoo war a soppi mbir yi ba mbir yi gën a ñoŋ ñu ngi koy yoree yor boo xam si yor bu mucc ayib la amul ci dara lu am lënt wala lu lëndëm boo seetloo ren ñi ngi am lu mat 5 junniy nit yoo xam ne si dañoo bëggoon ku leen jàppale ci loolu 5 junni yooyu ba ñu indee seeni dossier jox ñu dañoo wut 5 fukki nit ñoo xam ne si seen xam-xam màcc na jëm ci loolu ñun dugguñu sax dugaluñ ci suñu loxo ña nga xam ne seen xam-xam ci la màcc ñoom ñoo tànn nit ñi li ñu indi moo gën a yenu maanaam ñoom la ñu war a jàppale te ñun bu ñuy jàppale ni dañuy xool ki nga xam si dañ koy jàppale li muy def ban yokkute lay indi du ci moom rek waaye ci réewam ak ci fi mu dëkke loolu mooy tax ñuy jokk waaw ak ci réew mi yépp sax boo gisee ñu def loolu dañoo bëgg mbir yépp leer waaye nag teewul amul kenn koo xam si dañ lay bàyyi ginnaaw dañoo bëgg ñun li ñuy def duñ bàyyi kenn ginnaaw fépp fu waay mën a jóge am sa xalaat bu rafet am sa pas-pasu liggéey ñu jéem laa jàppale nga liggéey ci fànn yépp nag moo xam da ngaa yor ay mbir bëgg koo jaay moo xam da ngaa gis aw yoon woo xam si boo ci jaaree mën a wutal ay nit liggéey ñu jéem laa jàppale te suñu njiit li nga xam ne si mooy Bandar Hajjar ba mu ñëwee ci bopp banque bi ba léegi xalaatam yépp mooy dimbali ndaw ñi ak dimbali réew yi ndax ñun ñuy def lu ñuy wax Islamic finance ci anglais mooy maanaam mbiru banque la waaye banque bi diinee ko lal ndax ñun banque islamique lañ la ñu tudd donc li ñuy def dafay loo xam ne si charia da ciy am yoon dimbal bi ñuy dimbali nag ni ma la ko waxee ci fépp lay laal ndax ñun li ñu gëm mooy bépp doomu aadama ak fu mu mën a dëkk ak nu mën a toll nu dayoom mën a toll war naa dundin bu sell war nañ ko amal fayda war nañ ko jox gëddaam ak àqam ak yelleefam. mais ñooñu ñu wax ne tànn nañ leen est-ce que mën nañu xam ñan lañu déjà. Could you give us an idea of those you have selected for the Transform Fund? Yes, it's great. For example, one of our innovators, he created a new solar system to make it as refrigerator for the vegetable and fruits, because in a border between Uganda and Mozambique, 45% of the food got wasted because they don't have refrigerator. So he created a solar system. He created within the local to design the cells. So he created jobs, and he have this amazing solar system to be a refrigerator and helping 45% of the food to be wasted, and it's an amazing, and that can be applied to different country. Another person who design a whole e-health and invite about 60,000 female doctors who cannot find a job, and they can go and reach about 1,000,003
families and women and children in rural areas. So amazing technology have amazing impact and then can transfer from Pakistan, from Cote d'Ivoire, from Senegal to Malaysia to Indonesia. So the whole amazing, because we're the bank, all our countries is from developing country. Okay. waaw ñu jàppale mën naa la ci limal ñaar rek am na ci kenn koo xam ne si dafa indi jumtuwaay bu xarala lool ndax dafa def li ñuy wax frigidaire waaye du frigidaire boo xam si da nga koy branché ci sunu courant yi xam nga jant bi dana joxe courant waaye xam-xam mooy tax nga mën a am ci courant boobu moom dafa lijjanti ba defar loo xam ne si bu ko jant bi tàngalee dana jur courant booba mu defar ay frigidaire yoo xam ne si loola moo leen di doxal njariñ li liggéey boobu am mooy boo demee ci diggante ñaari dëkk yu Afrique benn bi ñu ngi koy wax Ouganda benn bi ñu koy wax Mozambique boo demee ca frontière ba ñu seq dañoo seetlu ni ñam yan fay lekk lu mel ne mbiru lu ñuy bay comme mbayum noor mi téeméer boo jël ñeent fukk yi ak juróom da daan yàqu ndax naaj ba day tàng te duñ am frigidaire yu ñu ko denc frigidaire am boobee mu defar nag moo indi ñu saafara jàngoro jooju kon xam nga lu am solo la te rax ci dolli loolu dafa booleeg mu wutal ay nit liggéey ndax du moom rek moo koy def moom xalalam lay indi xam-xam bu loolu sottee day daal di saawaan ñu bari mën caa am liggéey beneen bi mooy koo xam ne si xalaatam dafa màcc ci mbiru li ñuy wax technologie de l'information mooy maanaam jumtuwaay yu xarala yi nga xam si dañoo xew ci jamono mu jublu ci nag mbiru feebar faju ndax boo feebaree da ngay soxla gis docteur moom mu gisoon ni dafa am lu mat juróom-benn fukk ak juróomi junniy docteur yu jigéen yoo xam ni jàng nañ ba mu seen lijaasa waaye amuñu liggéey moom mu lijjanti ba lëkkale leen di leen boolee ki nit ñu leen di faj te lim ko defee du dara lu dul jumtuwaay yu xarala yu mel ne téléphone ak internet te loolu tax na lu mat million ak ñetti téeméeri junniy njaboot ñu ngi ciy jariñu kon xam nga loolu day daal di am dëye bu mag boo xoolee nag loolu yamul ci réew yooyu ma la waxal rek dama la ko wax rek ngir jox la mandarga waaye boo demee fu mel ne Pakistan fu mel ne Côte d'Ivoire Sénégal gii boo demee Malaisie réew yooyu yëpp mën nañ cee jariñu ndax ñun li ñuy mandargaal ci suñu banque mooy réew yi ko séq yëpp ay réew la yoo xam si moom la tubaab di wax pays en développement mooy réew la yoo xam si seen koom-koom taxul mu demee noonu. waaw wante banque moom banque la rek banque moom wax nañ ne dépôt génne nañu benn fonds boo xam ne 500 milliards de dollars la pour financer les projets innovants mais bu ñu ko dugalee si nit ñi ba ñu mën a créer ay emploi ci fa ñu ne ñoom banque bi lan la siy gagner en retour wala dañ koy joxe noonu rek mu nekk ay fonds perdus. At the end of the day, a bank is a bank. And a bank is into banking and making profit. You spoke about a fund of $500 billion for innovation that you have put aside. Now, once you support people with projects and innovative enterprises with that money, what do you get in return as a bank? Or is it just money that you throw away? Investing in minds and never thrown away. We're investing in youth and never thrown away. The bank is not a commercial bank, it's a development bank. Yes, we have to based on sustainability in terms of lending and getting our money back, but this fund is an endowment fund. So this fund is like put an endowment and make a return, and the return that given to the entrepreneurs. And we give between $50,000 to up to $1 million. So within the bank, we have angel fund, which is a grant given away, and we have also equity if there is the technology is very advanced. And for us to invest in creative minds, even if they have the grant and develop them themselves, this is a winning for the bank because you need to change the culture. You need to inspire the youth to innovate. They need to think about their own challenges and how themselves can start with new ideas, new company, and new market. And money is important, but this is not only what we offer. We have something called the academy. When we offer them training, when we offer them how to start up the company, how to build a team, how to run their business model, how to do the financial, and also we for free patent their idea. So the whole consortia, because for us, that's the future. Because one of the key pillars for any
country for economic stability is innovation. And look at the industrialized country, or look at the country like Finland and country like Singapore. They don't have any natural resources, but they adopt two methods: education and innovation. And look at them now in terms of the power. They're economically very stable. Ok, c'est très rapidement. dégg naa li nga ma laaj waaye xam nga xaalis boo xam ne si donc koo jël dugal ko ci ñoŋal ay xel ak jàppale ñoo xam ne si dañuy xalaat bu jëmale réew kanam xaalis boobu waccoo ko ndax am banque lañ sax ñun waaye banque dafa am ñaari xeet li tubaab di wax banque commerciale nga xam ne si moom dërëm bu mu dugal dana wut 15 bu mu ca teg ak li ñuy wax banque de développement ñun banque de développement lañ su xali koom-koom moo ñu tax a jóg kon xaalis boobu ngay wax buñ ko joxee wàccuñu ko ñun ndax la muy jur ëllëg moo ëpp sax xaalis bi ñuy joxe ñun te boo xoolee ñun li ñuy joxe mi ngi nekk ci diggante juróom fukki junni ba ci million ci xaalisu Amérique muy dollar mooy yi ñuy joxe bu ñu ko joxee ngir jàppale nit ñi la bu dee da ngaa am xalaat boo xam si da ngaa bëgg mu jur dara ëllëg ñu jàppale la ci am nañu loo xam ne si moom la ñuy wax les nouvelles idées maanaam xalaat yu bees moom moo ñu gën a sax soxal ndax ci la ñuy yëngatu xaalis am na solo naam waaye xalaat moo ëppati solo xaalis ñun am nañ lu tubaab di wax académie maanaam ab jàngu la boo xam ne si dañ ciy dajale nit ñi di leen jàngal ci ay xam-xam ngir ëllëg ñu xool nu ñuy jëmale kanam seen koom-koom te boo xoolee njàng ak njàngale ak xarala moo ëpp doole xaalis mën naa laa limal ay réew yoo xam ne si lu mel ne Finlande wala Singapour réew la yoo xam ne si boo gasee seen suuf doo fa fekk or doo fa fekk jama te ci réew yi gën a jëm kanam ci àdduna la ñu bokk li leen ko waral mooy dañoo fab seen doole yëpp ñu def ko ci jàngal seeni ndaw ak jéem a lijjanti ba jumtuwaay yu xarala yi ñu bañ cee des ginnaaw. waaw gis nañ ne aussi que rendez-vous bu Dakar lay doon au mois de décembre te da ngeen choisir comme invité des voix influentes comme yu mel ni Youssou Ndour nga xamante ni moom ambassadeur de bonne volonté la bu UNICEF artiste planétaire lan moo waral ñu porter seen choix d'ailleurs sur Youssou Ndour ak activité bi naka lay tëddee au mois de décembre. We see that for the Dakar event, you have reached out to many people, in particular people whose voices count in this world. Somebody like Youssou Ndour, who's a goodwill ambassador for UNICEF. How did you get to select these people, and how will the program pan out for the Dakar event? It's a great question. You see, when you have a noble cause, it's like a magnet. You attract the people with the passion to want to help you. And of course, have a powerful people with the voice. You need to also promote and make awareness, because this is not also easy to change the state of mind, and also to help the government in terms of how to inspire the youth. So we need the leaders, we need the figures, we need amazing people like Youssou Ndour, who is already ambassador. And we have also within our ISDB the board of trustee and the scientific board is well-known figure like Richard Curtis, like Matthew Freud, like Charlotte Schmidt, like Professor Hassan, Professor Zakari. It's amazing people, and they're like, as I said, the magnet. People share with you the passion. Youssou Ndour care about his country. He has very much commitment toward youth. And this is a great way to partner with the right people to be able to make a difference. And the youth is, as I said, the future. This is our treasure. And we need to really give them the platform. I think I believe giving people a chance, you see. And giving a chance, not just only money, is the whole family of supporting, mentorship, counseling, and take you all the way to be able to be successful. waaw laaj boobu nga ma laaj danaa ci sawar a tontu xam nga ñun suñu xalaat jàpp nañ ni xalaat bu rafet la ndax xalaat buy jëmale réew kanam la xalaat yooyu nag boo ko amee da ngay soxla ay nit ñoo xam ne si ku leen gis naw leen jéem leen a roy moo tax ñu woo ñu mel ne Youssou Ndour liñ ci jublu mooy xam nga tubaab am na lu ñuy wax wolof sax a koy wax acier ndax tubaab aimant la koy wax nga xam ne si boo ko tegee nii teg ak weñ ci wetam day ñoddi weñ nga fekk si ko loolu lañ ci jublu ay Youssou Ndour yi ñuy woog ñeneen ñu mel ne ñoom dañoo bëgg ñu nekk acier ndax ndaw ñi nga xam si ñooñu soxal ñooñu tax a jóg bu ñu leen gisee mën a roy ci ñoom
boo xoolee ñun sax banque bi ñu nekk ña ko jiite ay kàngam lañ ci wàll wi ñu nekk ñooñu tamit dañoo bëgg ñu def ni nga xam si moom la Youssou Ndour def nga xam si ku la gis bëgg laa roy bëgg a mel ni nga mel xam nga boo seetloo Youssou Ndour ku bëgg réewam la nit bu bëggee réewam ndaw réewam dañ koy roy kon bu ñu ko fabee teg ko ci lu mel nii ñun xam nañ li tax ñu def ko te man damay faral di wax ni ndaw mooy alalu réew moo tax ñun ñu bëgg lu ñu def rek ñu mën koo yokk ba jàppale ndaw ñi te li ma gëm tamit mooy nit ku ne war nañ koo tàllal loxo dimbali ko te dimbali du joxe rek xaalis li wolof di wax ñun bëgguñoo joxe jën dañoo bëgg a jàngal gone yi nan la ñuy nappi. Absolument. You welcome. Thank you very much. Thank you. xam naa yoon moom yemul ci benn Serigne Diagne dinañ yaatalaat waxtaan bi ci yeneen fànn ci yeneen i bés di leen gërëm ci teewaay bi. I would like to thank you for coming. We hope to have an opportunity to discuss even more with you next time. Thank you. Inshallah, I already bought a dress, Senegalese dress. danaa sawar ci dellusiwaat ndax lii nga sol lu jekk lii jënd naa ci benn te bëgg naa koo sol ñëw ci télé bi. kon dinañ ko xaar. merci beaucoup. Thank you. Merci beaucoup. kon boog ñu yem fii ak ba ci kanam tuuti ñu dellusiwaat publicité laata ñuy ñëwaat ci.